mook Tafa Gueye ñoo njëkk a bëre stade de l'amitié Moustapha Gueye ak Mor Fadam mu doon événement boo xamante ne ni ak lu làmb yëpp dañuy bàyyi xel bés boobu mu doon làmb joo xamante làmb ju rëy la Tafa Gueye ca njàmbaar ga wane fu la wane fayda mais booba Fadam dafa assuré pour daan ko du yomb ndax poids lourd bu mënoon a bëre la bi ñu xeex bi métti lool Tafa Gueye def jomam di ko song mu fàq ko mu surux waaw yaa ngi fàttaliku ba mu fa jógee gis nga bëri naa Tyson xam nga bëreeg say mag bëreeg say morom bëreeg say rak di bëreeg ñoom muy am coow xam nga moom Tyson bi ñu bëree sax ña ngi naan leerul ci revanche ba ci la ko Tyson mujj dóor mu daanu gis nga combat mag Yékini muy bëri xale yi comme combat yu méttee métti loolu nag li la koy mooy sportif bu sàmm boppam xool ko bu génnee àdduna nit ñi war nañoo def ci moom témoignage li ñu xam ci moom Mor Fadam ku baax la woon maa ngi koy jaale mbokkam yëpp di ko jaale waa CNG de lutte te it nag CNG de lutte ñu ngi waajal drapeau chef de l'état Mor Fadam jël na drapeau chef de l'état kon moo lay wan ne ndaanaan la boo xamante ni def na ci làmb loo xamante ni kenn mënu ko fàtte waaye keroog boo demee bésam ba nga gis monsieur le maire Alioune Sall ma nga fa woon ministre des sports ñëw ñoom Alioune Sarr ñëw nañu regroupement des ménagers association des anciennes gloires ña nga fa woon maa nga de jiite leen ñoom Birahim Ndiaye ña nga fa woon lutteur en activité yi ña nga fa woon ménagers yi ña nga fa woon maanaam ak lu làmb kenn desul géejawaay nag moom mënoo koo lim mën nga ne ñëpp ñëwoon nañ waaw loolu nag li ma waxoon rek ci laay dellu siwaat bés bii mu am ku ne war na ko bàyyi xel te nag loolu rek lañ est-ce que taxaw bi mu am ginnaawam est-ce que dinañ ko am kon Mor Fadam ku mat a ñee la woon mag mu yaru la woon mag mu baaxoon la te kenn ku ci ne xam nga seen diggante yoo xamante ne da ngay defee ne yaag moom rek la te moom ñëpp la ko seqaloon ku mel na nag xam naa bu ñu toppoon émission ba mu jeex wala ñu ubbi woon antenne di wax seede seen xam ci moom waaye baax moom du weesu yaa baax loo ci mënti dégg ñu ngi koy jaale Jili Wàdd di ko jaale Saa Kajoor di ko jaale it Doudou Diaw di ko jaale Guy gi di ko jaale ñoom Balla Gaye di ko maanaam bëri géejawaay yëpp mais Mor Fadam ay mbiram romboon na sax géejawaay rek ndax koo gis dalay wax sama digganteeg moom su dajeeg man góorgóorlu fiis góorgóorlu làmb ci kenn moomu ko sàmmal sa bopp amal fulla amal fayda mag mu baax dem na mag mu yaru dem na yal na ko yàlla xaral jàmm booy Bawol bu loolu jàllee nag xam nga loolu mënta ñàkk ndax Mor Fadam foog mu ñu def ci moom seede drapeau chef de l'État ñu ngi koy waajal ca Mbour le 27 la le 28 le 30 bii mooy 20e édition bi Dakar nag moo ko mujjoon jël ci Fatick waaye dañuy jëlaat trophée bi delloowaat ko ndax Dakar da koy jëlaat toog ci ba mu yàgg comme Fatick it su ma juumul tey ña nga regroupement ca Palmarin ndax ñoom dañoo bëgg a jëlaat drapeau yi ndax ne dañoo juumoon booy Bawol noo gisee bëre simple bi bala ma laa laaj sa combat bi nga jógee. waaw dañuy waajal tournoi ngay représenté sa dëkk. dëgg la waaw Père Max bëre simple dafa neex. man fi laa génnee. ndax am na chef de l'état bi fi amoon man dama doon dem qualification Thiès. mais heureusement dafa tombé woon ak sëñ Baara génn àdduna. chef de l'état boobu ñu annulé ko mais man maa qualifié loon presque Thiès. ci présélection yi. waaw si sélection yi. mais année boobu loolu taxoon dem ma chef de l'état quoi. mais bëri simple moom wax dëgg yàlla. man moom daf maa neex. waaw ba mënuma koo seetaan sax. bu ma koy seetaan sama yaram day daw. comprendre damay bëgg a takkaat xam nga bëre. da ngay bëgg a takkaat jaaj yi waaw loolu lay. yow nag at mu jot da ngay bëgg a renouveler ñaari licence. waaw pour bu combat yi nga dem ci tour bi. waaw noonu la demee des fois sax dañ may araftu. même bi may bàyyi simple sax. parce que sama nijaay ak xama ñoo ma doon wax naan bàyyil simple bi xama nga concentré wu si arène bi. mais dem naa bay bëre grand combat sax. di yoxoo si di dem di bëre. yow xam nga si dara. dëgg la am naa combat mu des semaine ma dem di bëre ji xama mais loolu yëpp du dara. xama pour jàngoon bëre la rek. tey yàlla fay nañu ko quoi noonu la demee. dëgg la loolu am na solo question boobu dama koy laaj njaaxum ndax kon xam naa ne bëri Bawol yi ñoom duñ yëm ci bëre dóor rek dañuy boole bëre dóor beeg tournoi yi ñuy waajal drapeau chef de l'État war a ci ànd ak CNG de lutte. Mbour lay doon ma lay laaj ci bëre simple ak drapeau chef de l'État yéen naan ngeen ko gisee. waaw bëre simple. ku di mbër rek wàll laa neex parce que bala boo bëggee bëri gis bëri dëgg ay kale dëgg. ci bëre simple nga ko mën a gis. dëgg la.
yu bari coocu lay feeñ. dëgg la bëre bu neex la man ba nii may wax yow nii. damay dem di bëre caal bi mbapat moom. ba tey jii bàyyiwuma ko. daaw rek bëre ji woon naa. bëre simple moom foofu la bëre di feeñ moom. xam bëre dóorante am na sax mais. ban ngaa gis kale yu nice dëgg. nga toog ci bëre simple di ko seetaan. wala nga koy bëree. loolu moom lu am sens la. baax na ci mbër yëpp ku ko defut ku ne ci ñëpp la baax parce que compétir la. di nga taseeg mbër mu ne ngay bëreel. mbër muy kale yor kale bu ne lu ne daal dina ci am. bëre bu nice la daal. waaw. jërëjëf kooku mooy Njaaxum Bawol nga jóge ci journée bu mag sa digganteeg Marley xam naa dinañ ko seetaan ci kanam tuuti mais gis nañu ne la nga mujjoon ba rek ama neex loolu la bëggoon a imposer. waaw. mais ba tey gis nañu bi nga amee ndam dafa mel ni kontaanoo ci ndam li ma bëgg nga dellu siwaat ci combat bi tuuti rek. waaw wala ñoo dem régi seetaan ko ak éléments yi ne suñu kanam. waaw dese naa see kontaan quoi mais ndam noo ko amee baax na. dëgg la. ndax ay coach am li ñu ko yebe mooy mu jeexal combat bi si ay secondes. te man loolu préparé naa ko ak Père Ibou Diop ak Zal Thiaw ak Issa ak Père Zal Lo comprendre nee na ma bu nee bërët rek yow déplacé wul bàyyi ko fa. comprendre man combat bi bëgguma woon mu jeex si seconde. combat bi wax dëgg yàlla li ma préparé woon dëgg. à légir ñu dem à légir bëre bu yàgg metti mais nag dafa mel ni sama coach si danoo xamoon ne. Marley bu arbitre ne fir day daw dal sama kaw. ñu ne ma da ngay rasu rek bàyyi ko fa comprendre aj sa garde. moo tax mën a ko yóon mu ne nii rek ma fàq ko combat bi yem fa mais 4 appi na. comprendre mais na nangu rek te làmb jeexe na nu ne. làmb nit samp na benn loxo sax ñu jox ko victoire kële comprendre mais na dem liggéeyi waat xale la. mais moom dafa ne da nga doon daw combat bi. non ndax mënoon ngaa taxaw dëggal ba mi ngi xaar revanche bi ne buñ ko tëggee moom pare na. ndax it nag waroon ngaa toog ngeen dëggal am nañu dal ci kaw arbitre bi mais. arbitre moom mënul gis jël. naan nañ bërewaat te yow ndam nga doon wit. si man moom wax dëgg yàlla. damaa gestu woon xool ko bëreeg moom. defet jóge si ama neex moo taxoon ma jël Marley. te daa am feneen fu ma teg sama bët moom na liggéey jéem a may yeneen booy yi sens wala mu bëreeg yeneen booy mais man moom wax dëgg yàlla. xoolatuma ko sa bu ma ko jëloon tey. samay supporter dinañ ma bàyyi. xalaatuma ko defet moom boole woon ak moom jël naa ko am naa si moom ndam damay xool li nekk sama ci kaw ndax sama morom yi mënuma leen jeexal daan naa si 16 personnes xaw ma 17 personnes. mën nga cee lim tuuti. waaw ay comme Koña. comme Pambaay. comme ay trompeur te trompeur daan na Marley kon Marley waroon na maa jox cër. comprendre ay nu mu tudd Mambala numéro 1 Mambala numéro 2 ay ñaq jariñu booy yi ësoon si lamb ji ay Pambaay. Aline Sey mi nga xam ne bi muy bëre ma duggaguma si làmb sax ñoo ñëpp ma daan leen kon dafa jot ma yéeg si kaw ay Tafa Boy Bambara ñoo ñëpp daan naa leen mënumaa lim ñëpp kay ku lim da ngay juum. waaw macha allah palmarès bi macha allah tege na ci yoon. Njaaxum xam naa ne Aliou Diop de bi mu la jëlee xamula woon parce que ku daje guy gi daje ñoom garga booy bu la jël war laa respecté mu bëgg nga dellu ci combat bi tuuti bala ñu ko seetaan. waaw Père Marcy waaw gis nga combat bi comme ni mu demee. gis nga ni mu ko jëlee. comme li Bawal wax rek la moom mënoo jeexal sa morom yëpp. dëgg la Aliou Diop jël na ma xëy na xamuma. mais man xam naa ko boo gisee ni ma bëreeg moom rek nga xam ne xamuma ko man moom ku ma xam ne damay songu. gis nga di kere dama ñëw téye sama bopp. parce que xam naa ne Aliou Diop day dóor tànk. mën naa ko dem jëli mu dóor ma tànk. loolu tax kere gis nga ni ma bëree dama taxaw ma xaar. xeex moom jël ay coups yu métti ñu xeex. yàlla may ma ndam ci moom. maa ngi koy nuyu moom itam di ko sant xam ne ko mbër la. ñaari doomu aadama moom bu ñu wut moom il faut kenn ki waaw yàlla may ko. yàlla may na ma taxut moom dafa yaafuus taxut man sama njambaar la. waaw maa ngi koy nuyu passage. waaw. mais gis nañ suma juumul xam nga mbëri léegi làmb dañ lay seetaan sax avant ngay yegg am na benn vidéo bu ñu gis Tapha Tine yaa moom ngeen di entraînement bu métti métti. mais li wértu woon rek mooy entraînement moom parce que di seetaan sa adversaire tam gëj laa pare. du tax nga génn ci combat mi bëgg nga dellu si tuuti ak sa diggante ak Tapha Tine. waaw loolu am na sama diggante ak mbëri Bawol yëpp. Tapha Tine ñëw na sama entraînement ay Maam Góor Dioufine ay Salloyin. mbëri Bawol yëpp ay Mood Awoyin ñëpp ay Bawal sax dafa sooyoon a jóge ci wàllu meew woo na ma téléphone gis nga ñëw na lam jànd ak man. mbëri Bawol yëpp man ñëpp samay gaayan lanu. Tapha Tine ñëw na jàpp na ci bu baax a baax. jërëjëf loolu am na solo Njaaxum leen dellu siwaat ñu dem régi rek seetaan ambiance Fallou Ndiaye dellu siwaat ci waxtaan wi kon
waaw jërëjëf kooku nag Baol production la ndax ñi ngi gis léegi Boy Baol ak Marley ñi ngi dugg tous maa ngi seetaan 2 giga waaye li may wax rek mooy xale yi bu ñu dee dugg si Baol nga dugg si ñu duma ndënd yi say supporters ak say fans club di la pousser vers la victoire loolu lan lay def ci yow. waaw man moom wax dëgg yàlla su ma dugg see stade bi fees dell. ma gis samay supporters gis amateur yëpp. damay rakkaaju. dëgg la man leen daal moo ma mën a découragé loo si lamb ma dugg si stade bi wéet. amul ay nit li ma war a bëre sax pour man du ma ko bëre. ba mais même lamb simple bi ma koy bëre lamb ji lu mu gën a bëre ay nit. may gën a rakkaaju. dëgg la man noonu laa mel si bëre. wax dëgg yàlla dama yàkkam di dem stade man jour boobu midi. commencé na maa defar samay cumukaay. pour waaj a takk ngem pour dem stade. dëgg la midi. ma nekk di sangu añ sax jaaruma si jour boobu. billaahi walaay talaay ngir yàkkamtee dem stade. xaw ma gars yi dañ ma joxoon ay xabtal yoo xam ne doo comprendre. xam nga loolu ak làmb ñoo ànd nag. doon ma billaahi. ma ne leen gaaw leen ñu takk ngem bi ñu naan ma heure bi jotagul. ma leen nan takk ngem bi dem. damay yàkkamti dem defaral gan gi bagage. ñëwaat man moom wax dëgg yàlla làmb moom. xuma lan la mais dafa nekk ci sama deret. waaw dafa nekk ci sama deret bu baax a baax. waaw jërëjëf loolu am na solo di nuyu Baye Ndiaye mi ngi may xamal ne may ñi ngi waajal dimanche face à face place de la Renaissance ci diggante Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2 nga xam ne mi ngi woo waa axlu làmb yëpp ndax événement la boo xamante ne nii ñi ngi koy bàyyi xel ndax Lac de Guiers daa yor caabi ji dugg ci bunt bi Boy Niang fëgg dana ko tijjalam du ko tijjal loolu la 13 lay leer waaye ñu débrégé rek seetaan combat bi dellu si waat ci waxtaan wi kon ñu débrégé. sa adversaire loo may wax. am na lu ma xam si moom mais bàyyi ma bëre bëre incha allah rabbi. dañ ne moo la ëpp doole. yàlla baax na li si kanam raw li bët. incha allah rabbi li si kanam raw li bët. say fans lu ñuy xaar. ndam kese confirmation victoire oblige. ñii dañ ne yaa ko ëpp doole mais moo la ëpp bëre bu sew. noo ci kanam lay leer. waaw tey bëre pire laay wone ci kattanu yàlla. looy wax say fans. samay fans nañu teey dal xam ne bu arbitre soufflé li ma war dinaa ko def ci kattanu yàlla. dimanche 9 juin fii ci stade Iba Mar ñu ànd ak Ndiaye production Mali Ngom consulté na ay juge am wax ak ñaari mbëri sifflé na Modou Dia Keweul gëtt na ko Modou Dia replié Keweul gëtt na ko Modou Dia replié demee nañu wet ñoom ñaar drapeau du Diagne Cekko Modou Dia Keweul waaw door na ko crochet gauche Modou Dia door na ko crochet gauche ñu ngi leewaatoo Modou Dia Keweul demee nañu wet Modou Dia Keweul sëkkatal na ko mu replié sëkkatal na ko mu replié sànniwaat na mu daw jël na ko rëpp jël na ko rëpp mu rëpp jël na ko mu rëpp jël na ko mu rëpp siggi na ak moom Modou Dia takk na ko wañ na ko takk na ko taf na ko sukar bi ko daan na ko Modou Dia daan na ko jël bi rëy na da ko taf sukar bi ko Modou Dia daan na ko jël bi rëy na daal la ngay toppal ma ji. waaw jërëjëf gis nga Modou Dia noonu la daanee Keweul ne woon ci ay dynamique de victoire tegale ndam yu bëree bëri làmb nag boo juumul doo daanu njaaxum bala ñoo ñëw ci sa combat xam naa dinañ ko seetaan mais ban erreur nga xalaat ne moom la Keweul def ba ñàkk combat bi. non Keweul maanaam erreur am dafa xamul gan gi ko waaw. te ndaw itam bu entraînement yee. ba wóolu dooleem. day foog ne fu nu ko ak rek mënee su koo daan. dëgg la te loolu moo nekk ci moom entraîné boo xamante ne nii. dem na ba foog ne mbër. ak mu mëntal bu ko takkee du ko daan. waaw confiance waaw confiance daal moom laa gis ne moo ko ñàkkloo combat bi. waaw parce que man dama daa koor gi dama daa dem di seetaani entraînement am. di gis contact am. te gis naa li muy contact. man mën naa ne confiance moo ko ñàkkloo combat bi. waaw ak ñàkk a xam Modou Dia. waaw.
dëgg la loolu daal laa gis man. waa dëgg la loolu am na solo mais li may wax rek mooy Baol yow boobu doon def jàngat ci combat bi. ci combat Keweul loo may wax. waaw combat bi moom yaakaar naa Modja da koo gën a souplesse quoi. mais Keweul yaakaar naa poids bi mu si jël yaakaar naa. waaw est-ce que gënu koo handicapé ci combat bi. comprendre man loolu laa gis quoi. Modja dafa am rapide ci combat bi. bu sawaay ne bërët rek day déplacé bu bàyyi ko fa. te pour man Keweul da see gën a diis quoi. mais làmb la bëre. xam nga li tax ma xaw a ànd tuuti ak njaaxum. parce que bu nit bu la songee rëpp. parce que dafa rëpp mais bi mu koy takk mi ngi ci suuf. soo rosu woon mën naa rëcc foofu. si waaw mais pour moom même kay bu takkee ci wetam mënu koo. wala mu mënu koo def déclenché dara mbootam bàyyi waaw déclenché mbootam ñu séddoo ko. waaw pour ngeen séddoo pour nga rasu rëcc. waaw loolu itam mënoon na koo bëri ci combat. moo tri baax rek bokk damay bañ nag bëri ndaw yi mere ba kon ñu dem seetaan combat préliminaire Fallou Ndiaye dellu si waat kon ñu dem régie. Siteu bu Ngor Caatu Bambey. Siteu ak Caat. xeex nañu waaw ñi ngi xeex fàq na ko dóor ko mu tërëb. daw na jël ko mu tëgg ko nooju jël na ko Caat jël na ko doog moom Caatu moom mooy jël na Siteu da koo bëgg a yanu Siteu ngay rasu Siteu ngay rasu. Caat bët na ko Siteu rasu na kal na ko daw na ak moom mu rasu lonko na caxabal mu jéggi wañ na ko mu bañ Siteu rasu na rëcc oxo xale yi naaw nañu oxo Siteu bëre na bëre bu rëy Siteu bu Ngor bëre na bëre bu rëy door na ko croisé gauche door na ko kubu dal daw na ko dooraat na ko ba mu dëggeen match nul match nul match nul nañu match nul nañu match nul nañu match nul arbitre sifflé waat na Bébé Diouldé même na ko Assane taru ko daw na yooru téyante nañu Bébé Diouldé téye na Assane ngoobu ko wañ ko waa daa suufe arbitre sifflé na Sa Thiès 2 ak Louis Thior ku ne jiital tànk ndeyjoor xale yi ñemente nañu na Sa Thiès ak Louis Thior ñi ngi lewaatoo Louis Thior Sa Thiès door na ko arrêt bu dal Sa Thiès Louis Thior daw na jël ko mu rasu rëcc ñi ngi téyante téye na léegi bëtt na ko da war ko ndomba mi ngi dóor kaat appi déedéet ku irrégulier arbitre sifflé na Caatu Montagne ak Robert moo yor ngeen lu weex li sànni na ñu daw jël ko tër nañ ko mu rasu téente nañu Robert téye na fàq na ko daw ak moom door na ko tànk daan na ko jël bi rëy na da ko door tànk fàq ko jël bi rëy na arbitre sifflé na waaw def na croix xam nga nag moom jaago la sànni na crochet gauche mais dalul door na ko arrêt bu dal téyante nañu Liss ak Ahmed songale na ko Liss ba njowaanu cëppeelu
Liss ak Ahmed Lac Rose ak Liss Ndiago songale na ko mu bañ ngi téyante Liss Ndiago ak Ahmed Lac Rose ñu ngi téyante dara amagul jéem naa caxabal dafa sori daan na ko Ahmed Lac Rose daan na Liss Ndiago Ahmed Lac Rose daan na Liss arbitre sifflé na Fils de Mbaye Cissé Siteu bu Songane Gueye Fils de Mbaye Cissé Fils de Mbaye Cissé Siteu bu Songane Gueye Fils de Mbaye Cissé gëdd na taxawaat demee nañu wet ñoom ñaar Siteu sànni na waaye dalul damante nañu baaraam Siteu sànni na waaye daa sori Fils de Mbaye Cissé yooru na te takk na ko xëcc na ko ci géew bi wañ na ko tëgg na ko mboot mu bañ tëgg na ko mboot delloosi na ko roof na ko galgal jiitu na Fils de Mbaye Cissé daanu na daa jiitu Kirikou ak Ngoñal Faye Kirikou moo ñu wan ginnaaw turandoom nag bari na pexe waaye moom it ndaanaan la waaye ki muy dajeel moo ko sàcc doole te tëlewul Ngoñal Faye ak Kirikou ñu ngi lewaatoo Ngoñal Faye ak Kirikou ñu ngi lewaatoo Kirikou sànni na léegi mais Ngoñal a ngi ko sëkkatal rek diree ko topp ko Ngoñal sànni na waaye talul Ngoñal Kirikou door na ko arabu dal léegi Kirikou ak Ngoñal sànni na waaye talul waaw non Kirikou am na caay Ngoñal Kirikou mooy laaw yooyu Kirikou ak Ngoñal Kirikou bàyyi ko ku la ëpp doo taxaw non Kirikou ak Ngoñal Ngoñal sëq na geño sentiré na ko daa mboot ci ngelaw li Ngoñal taf na ko sukar bi door ci suuf doole doxul jàmm yoot na ba tey yëg ci 5e édition bi. mais kontaan nag di gërëm Assane Ndiaye di gërëm waa Sen TV tamit samay xarit la ñu may ñaan yàlla réew mi am dal Khalifa génn Karim ñëwaat ñu feebar ñëpp wér ñoom tàndoor ñu bisi non liggéey rek mooy secret bi père may gërëm Sénégal yëpp góor jigéen mag ndaw ñëpp ñu may ñaanal pour ma arrivé kon sant yàlla bañ commencé 3 avril ba léegi lamb juñ tëgg nii lay mel dañuy sant yàlla nag di gërëm amateur yëpp di leen bëggee bu baax a baax. prochaine journée.
le 7 juillet double moteur fëgg la ca laay tëj rap nag ba déwén maa ngi lay gërëm baax nag Max yaa ngi may jàppale guddi yaa ngi may jàppale bëccëg ci rajo bi ci télé bi ci liggéey bi yëpp daal yaa ngi may jàppale wax dëgg yàlla ku nekk sa bàmmeel mais gërëm naa la yàlla na yàlla def jàmm. jaamur xëppe na gàllaaj arbitre sifflé na Caatu Rebeuss ak Nëb ñu ngi lewaatoo Caatu Rebeuss moo yor ngemb lu xonq li Nëb moo ngemboo fax bi ñu ngi lewaatoo damante nañu baaraam moyul Caatu Rebeuss Nëb sànni na waaye dalul damante nañu baaraam yooru na dëpp ko sol Nëb ak Caatu Rebeuss Nëb daw na dëpp ko sol añ na ko daw war ko Caatu Rebeuss daan na ko da koo añ xalab ko mu def kaat appi net sifflé waat na Libidor Mbaye Tine ñu ngi lewaatoo Libidor Mbaye Tine sànni na waaye dalul Libidor Mbaye Tine seen combat bi metti na Libidor Mbaye Tine ñi ngi téyante Libidor Mbaye Tine arbitre àtte na temps bi jeex na Mbaye Tine gagné na par décision arbitrale Mbaye Tine gagné na waa ndax Libidor daa am 4 avertissement moom mu am 3 gagné. waaw jërëjëf gis nga combat préliminaire yi neex na lool mais gis naa léegi Siteu bu Ngor. Siteu bu Ngor. mu gis waane lool ma gis la ma xoolal bi ngay débuté. waaw gis naa ne ci yow la ne su ma la doon laaj nga résumé ma même bu dul combat boobu rek xale yi bi ñuy bëree. loolu lu muy def ci yow. waaw comme ni mu demee rek ndax bi may bëree combat bi dama ne Assane Ndiaye xoolal ma si booy yi xam nga comme ni ma koy defee yeneen booy yi nga dugal ci benn booy ñu wane seen bopp am na fa yeneen phénomène yoo xam ne Siteu sax lan gis mais am na yeneen booy yu fa ne mais xam naa yeneen booy yooyu dinañ ñëwaat pour fël mais bi muy bëree damaa kontaan quoi ndax moom nii lay bëree même Ngor bu fa doon bëree ay grand combat nii lay bëree gis mel ni ñoom bas xam nga booy virage xam nga dafa war a bëri si journée la 7 bi sax même ñoom toujours pare yëpp nii la de si man la ñuy royee toujours pare bi muy doon booy bu ndaw sama néeg lay nekk ñoom màgget xam nga booy yooyu yëpp xam nga samay booy lan quoi moo tax chaque jour damay bëgg ñuy bëre moo tax ma leen di xam nga parfois sax ma sonal la waaw buñ ma tëgalee combat ma ne fexeel booy yi dugg si mais noonu laay dundee ak ñoom insha allah mais yàlla baax na am na yeneen booy yu fa nekk mais dama gis naa toujours prêt xam nga moom ci drame Demba Diop bi ci lañ ko arrêté woon mais fii émission grand combat Mame Malick Thiandoum ñaan nañ ci wax ci lu bëri bëri ba gis ba génn na moo tax keroog laa mujj dafa ma gis laxasuma ne ma père maa ngi lay sant di la gërëm ak samay mbokk yëpp yaa Malick Thiandoum comme jour bi ngeen may laaj numéro yaayam yaakaar naa si jour boobu ngeen si wax bët set yaakaar naa mu génn mais loolu dañ ciy kontaanaat ndax booy boobu dafa nekk si avenir la ba pare yaayam yaakaar ko ay mbokkam yaakaar ko kon bi mu génnee waa Ngor yëpp a si kontaan xam nga mais am na combat sax instant yi ma ngi si préparation moo xeeru Ngor mais yàlla na leen yàlla suturaal ñoom ñëpp ñu am ay ndam nekk seen grand am na ndam ñoom ñoo si des te dinaa leen jàppale ba nu mën a am ndam insha allah waaw jërëjëf damay dellu si rek ci njaaxum boo seetaan soo seetaanee xale yi ñuy bëre
loolu lu muy def ci yow ak boo ma mënoon analyser tuuti combat yi nga jot a seetaan ñu résumé ko rek. waaw xale yi ay combat yoo naaj la ñu bëree. gis nga ku ci mel ni Caatu Rëbës gi nga wax booy bu ndaw la ñoo bokkooñ. gis nga buy bëree da koy teg ci ren comme mag buy bëree. booy sax seen combat ñoo gën a métti parce que ñoom fi ñu koy teg sax ñun mag ñi sax duñu ko fi teg. waaw da lay fàttali ko sa combat Garga ba. voilà ba may combat waaw ba gis rek may bëri rek Garga doon gone ñëw rek. mooy loolu yaa ma gën a xam. booy ñu jërë jàppale nañu parce que école de comme li Bawol wax école de Cheikh Mbaba bari na ay xale yu mel noonu. yoo xam ne bu nu bëree rek da ngay bégg te ba tey jii bu takkagunu. ay njantal xale yoo xamante ni ay ndaanaan lañu. te bëreegunu te ñoo ñëpp mooy loolu ku ci mel ni ay amet boo yooyu gis nga fils de Salo bu bëree sax nga kontaan booy ñoom ñëpp ay ndaanaan lañu. mais nag damay ñaan yàlla def leen ay champion comme ñëpp bu nu yàkkamti daal lu jot lu ne yem. xam naa ne nag bu ñu jógee foofu dañu war a dem ci grand combat bi ci diggante Boy Baol ak Armé ndax moom mën nañ ne bëre amu fa waaye nag waaw Boy Baol ak Marley gis nañ ne bëre amu fa mais amateurs yi kontaan nañu mais arbitre yi dañoo sukkandiku ci règlement kon nañ seetaan grand combat dellu si waat. Kadhafi xew dañuy noppalu dellu si waat ndax ñoo tolloo avertissement. Boy Baol mooy jubilé ak ay fansam Boy Baol mooy jubilé waaw moom it mbooloo mu bari la andi waaw Boy Baol la ngi noonu. consulté na ay juge am wax ak ñaari mbër yi sifflé na ñu ngi leewaatoo Marley dox na ci koom def na Kadhafi daanu na waaw jërëjëf no comment rek laay wax noo dundee victoire bi Boy Baol. waaw victoire bi moom. gis nañ fi sax ñaari mbër bëre. ki am ay 5 avertir ki am 4 avertir ñu yëkkati benn loxo beneen mbër bi. mais victoire la ndax man dama nekkoon ci saako bi. dëgg la ndax làmb dafa toll foo xam ne. boo daanoo benn jël. sa benn tànk day génn làmb ji. nga daanuwaat beneen bi génn boo daanuwaatee nag ñu génne la làmb ji. dëgg la kon may ndeg génn naa ci saako bi. taxaw fa ma taxawaatoon. alhamdulilah. ndax danoo nekk signature. xam nga man ma baaxewuma sax daan mbër ba pare. di wax ci loo xam ne xam nga. waaw luñ may xeebe quoi. te moom chaque jour mu ngi wax avant signature bi day waat ci Seydina Mohamed ne daf may daan. boo waxee mu waat ci yaayam ne dinaa delluwaat ci saako yi. comprendre mais xaj na yàlla lii la dogaloon quoi. yàlla pare na démb tey soog a ñëw. moom na rafetal rek. comprendre na dem liggéey waat daan naa ko def na 4 appuis dégg naa sax def na xaw ma recours xaw ma. mais I don't care garaawul. lu mu def daal recours moom règlement moo ko. waaw règlement moo ko may waaw. amul problème ñu ngi sant yàlla daal instant yi man damay xool li nekk sama kanam. moom nag xam naa façon bii nga bëree mu sëkkatal la. waaw mais dafa mel na nga ko fàq dafa mel na nga ko fàq wala moom doole moo ko daan. non dama bëreeg moom parce que Papis ci régime mi naan Marley dafa yab ñi mu àndal. waaw xam nga lu ma bëreeg moom. damaa reculer. mu daw ñëw. mu sànni ma coup. dama ne ko yun. da nga ko mépp. daw rocceeku daw rocceeku fàq ko. ndax Issa sama nijaay. tonton Issa. nee na ma Marley fu ngeen jàppante boo ko fàqee mu waaj.
billaay te man loolu dama koy bëre c'est que xëj na samay qualité yëpp waneeku ma ko si bëre bi dëgg la moom xaaru fa lool xëj na lii moo gënoon a yomb si moom mais chaque jour dama koy wax nay respecté ay supporters am ak xëj na ay coach am ñoo ko bëreloo lii mais man moom samay coach si xam lu ma bëreloo tegal combat bi si yoon ndax daa am foo jógee xam nga ñaanu ma woon yàlla demaat ci defet yàlla nag mooy joxe defet yàlla may na ma ndam xam nga damay dem xool li sama kanam waaw man bu ren di jéggi laa yo man bañ naa ko mbër boo ma daanee sax man damay liggéey pour raw la am na mbër yu bëri am na ñoo xam ne daan nan ma mais damay liggéey pour ñu bëgg maa jotaat sax muy bëgg a bëriwaat ak yow waaw kay fekk gestu woo yow jeex na tax man gestu ma loolu nag insha allah si kanam xam naa danañ dellu si waat rek laaj la ñan nga soxla parce que ginnaaw gi nee nga li nga daan ci xale yi doy na bu ko defee day ñëw nag ci Sam Production ndax moom moo tëgg samedi waaw moom dina ñëw ci Sam Production ndax moom moo tëgg samedi mais damay dellu si waat ci Bawol rek Bawol da nga ne xale yi doy na yow ñoo soxla. waaw ñi ma soxla. làmb dafa bëri ay catégorie am na première catégorie am na deuxième am na troisième am na quatrième. man romb naa première bi. deuxième bi ma romboon ko. dëgg la delluwaat fa. waaw ci troisième bi nag laa bëgg a nekkaat. ndax fa laa nekkoon ku bëreeg ama neex bëreeg ay Aline Seye. bëreeg ay Tafa Boy Bambara. bëreeg Mame Balla numéro 1. kon fan lañ la war a catégoriser. ndax Moussa Ndoye mii man bu ñëwee mën naa koo jàppale quoi bëreeg moom ndax Mame Balla da koo daan bu ñëwee ñu bëri ci defet la nekk mais loolu du daraay làmb comprendre maanaam ni nga bëgg a wax yow bëgg nga Moussa Ndoye waaw bëgg naa bëreeg moom làmb ñooy mayante xaalis bu dul Moussa Ndoye Ndaama Thiès bi itam bu ñëwee bëgg naa non waxal tur rek mooy kan Modou Anta Moussa Ndoye wala Modou Anta waaw bu dee supporter maa leen ko ëpp bu dee mobiliser maa leen ko ëpp man bu ma jógee Ngor jóg xam nga Bawal jóg bawal yëpp bu ma jógee dañuy jóg amateur yi itam dañoo sawar sama combat te dama ñaan yàlla am combat boo xam ne dañ naan Bawal tey mu dee ma dem liggéey insha Allah ànd ak samay mbokk ñëw daan ba si Yékini Junior itam Tapha Tine daan na ko na ñëwaat ma dogli ko mu jeex tàkk man loolu laa mais Yékini Junior diisul waaye yow nag ñu poids lourd rek barke diisul si man billaahi bu ma sañoon dootuma bëreeg poids léger ci làmb ji nan may jox ñu diis ndax man bi may nekk ay 70 kilos laa doon bëreeg ay 100 et plus kilos comprendre di leen daane façon jël bu ne bëggatuma am combat bu yomb combat bi dafa yomb combat boo xam ne amul xeex amul dara danoon ne prix dip la moo tax dama bëgg a am combat bu metti ñu ne Bawal tey mu dee ba delluwaat fu ma nekkoon loolu am na solo damay ñëw ci njaaxum yow it gis nañ nga jóge ci Baara Ndiaye jël Ali Diop 2 lan moo choix promoteur lan moo tax choix poids lourd yi promoteur yi la wala yow yaa bëgg poids lourd yi non man suwaaw ma Aliou Diop boo gisee nu bëree danoo toog ñaari at yoo xamante ne yëpp promoteur yi dañuy dox promoteur bi ma woo du ma wax kenn ku dul Aliou Diop ma ne naa ko jël ak tege côté seeti waaw loolu day am waaw loolu moo nu boole waaw parce que daaw combat bi defe naa daaw la woon waaw daaw tëg Nesco mu échec waaw promoteur daal bu ma woo rek ku la woo rek Aliou Diop la lay wax Aliou Diop la wax ma ne sama entraîneur Aline Diop nañu ko jël tege ko côté parce que instant yi bokk na sama palmarès parce que chaque jour promoteur moo woo Aline Diop la may wax baal ma jël ko ñu bëreen mu jeex mais nag dama sonn naag ci ñooñu nanu ma jox samay morom bëreek ñoom say morom li ku ci mel ni maag Amad Dem combat la combat bu neex la waaw Aline Seye numéro 2 Aline Seye 2 moom combat bu neex la dëgg la ñooy samay morom nanu ma jox ñu bëreek ñoom Amad Dem Aline Seye 2 waaw nanu ma la jox ma bëreek ñoom ñooy samay morom waaw waaw xam nga nag làmb ji dafa xaw a doy waar mais loo ci mënti dégg mbër yi ëpp journée yi dimanche boo toog bëri woo ko yaa ngi perte at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar mais li ma bëgg a wax mooy bu njëkk ba da ngay dem ba sa mbër jeex nga bàyyi bëre mais léegi écurie bu 100 mbër ne ña cay bëre matuñu 30 nga gis doon xale bu ndaw mënuloo bëre ba da ngay bëgg di tukki wala nga bàyyi làmb ji dem defi leneen loolu est-ce que yéen a ngi ci def jàngat. waaw boo xoolee ay jeunes talent yu bëri tukki nañ instant yi bàyyi fi làmb ji. mais nag loolu gars yi war nañ see defaat jàngat bu baax a baax. surtout yéen ak waa CNG. lan moo waral lool. dëgg la gars yi war nañ see def jàngat. promoteurs yi ñoo dem. wala xaalis bi moo nekkatu si làmb ji. wala sponsors yi ñoo dem. ndax nga am combat. promoteur yi man dama leen yërëm benn côté sax ndax dañuy sonn duñu am sponsor boo gisee promoteur yu bëri di yoreel ay mbër xaalis xam nga
duñ ko yor. dëgg la comprendre dañuy tëgg journée ba pare dese ay bor. loolu itam dafa metti dëgg la kon nan waat sponsor yi ñu ñëw. mbër yi mën a dellusiwaat ku si mel ni ay ñoom dumbul ay jeune talent lan ay ñoom nu mu tuddati gars yi dem yëpp si kaw. ñoom ñëpp seen xel xam naa mu ngi si bëre. voilà dañoo bëri mais xaj na yow xam naa mën nga ci lim lu bëri. waaw ndax léeg-léeg yow da ngeen di fekki mais yow da ngay ñëwaat di fekki xam naa lépp làmb ji moom yaakaar naa li ma si xam bëri na lool. gars yi si bëri dem nañ Europe mais loolu daal war nañ see defaat jàngat. sponsor yi ñu woo leen ñu ñëw làmb ji ñu gën koo defaraat. ndax làmb ji moom wax dëgg yàlla mu ngi xaw a lii benn. non sooxe na. waaw mu ngi sooxe na bu métti parce que mënuñu woon a xalaat saison. waaw Siteu def année blanche Ama Baldé def année blanche. jeex na te boo gisee ñu bàyyi leen xel code de popularité bi ñu am la. waaw mais seeni moroom a ngi fi ak seeni mag di ay champion. jeex na tàgg. di ay ndaanaan comme dama jël exemple si njaaxum mi. benn instant mënoon na nekk day dépassé fii. waaw man itam mënoon na maa dépassé fii. bu fi xaalis bi nekkoon. sponsor yi nekk fii dañuy dépassé fii. mais boo amul lu la gënal da ngay dem jëlaat. ngay jàpp ci li nga am waaw kay kase yoo xam ne du la arrangé. nga préparé ko sa combat lépp jeex. doo xam nooy def say budul say mbokk yi lay jàppale. wala say am di jàmm. combat bi day metti si yow. noonu la demee ku si mel nit ñoom Mara combat bi ñoom taw moment. gis naa yow sax moom léeg-léeg nga jéngu di geesu xale yi. waaw ndax yërëm boo leen yërëm. ndax léeg-léeg promoteur tëgg la. même bu la tëggul. léeg-léeg nga woo ko ne ko sama xale yi fexeel ñu bëre. léeg-léeg bu la tëggalee nga ne ko bu ma sañ sama biir combat nga may ma ci benn xale. te it am na ay mbër yu koy def. waaw mais daal li ma bëgg a wax mooy li ëpp ci mbër yi bëri wuñu promoteur yaa ngi daj ay coono di tëgg difficilement. promoteur yi bu ñu la xool li ñuy daj. jom rek moo leen téye. non day metti jom rek moo leen téye li naan comme nattu la. comme li ñu dal lu bëri. comme man li ma dal. làmb man pour man nattu la si man. gis naa leneen loo xam ne. bu ma si demoon mën naa si am xaalis bu bëri. comprendre mais nattu la mais promoteur itam noonu la demee. ñoom comme ay Assane Ndiaye ñu ngi seen liggéey seen place. di liggéey. mais teewul dañuy nekkaat si làmb di fa am ay. jafe-jafe dëgg la comprendre teewul dañ ciy nekk ba léegi ba keroog muy neex mais yàlla na leen yàlla suturaal ñoom ñëpp ba muy gën a neex sponsor yi ñëw xam nga président Macky Sall itam mu gën a jàppale xam nga jeunesse bi mu gën leen jàppale mais jeune bu entraîné am doole su bëriwul rek wala deful leneen rek mën naa defee beneen safaan kon loolu war nañ see gën a bàyyi xel man message boobu laay joxe quoi waaw jërëjëf dama jël soit ci njaaxum ndax loolu am nga ci xalaat waaw parce que comme leen wax rek làmb ji mu ngi sooxe ci côté parce que da ngay dem ci écrit ay ndaanaan nga fay gis ñuy def ay année balance ay ndaanaan yoo xamante ne nii waaw dañuy def ay année balance ku ci mel ni Siteu moomu nga lim Ama Baldé ñoom ñëpp ku ci bëre mu neex ku ci fecc mu neex xam ne bu ñu defee année balance rek xam nga ne lam sooxe na kon lii sooxeel lam yéen nga xam ne mooy màggi lam ji war nañu cee dox nu xool ku bu dee sponsor daw nu ñaan ñu daal di delsi parce que comme li baax rek promoteurs yi ñoom ñëpp am na nu métier kenn ku ne ci sa métier nga nekk mais bu ñu gisee ñuy rey seen bopp ci lam ji maanaam ay jàppale mbër yi te fii da ngay gis sax ponkal magarees sax ñu ne mbër la te yàlla xam ne wala dëgg la am na ñoo xam ne ba bu ñu doon lekk suuf sax duñ def nag sadul noonu déedéet ñu ne du mbër parce que sama sëriñ biñ ne diw jaay na ngorom mu ne amu ko woon ndeysaan dañ ko jiiñ waaye ngor ko am doo ko jaay waaw gis nga loolu la rek sponsor yi nañu ñëw nu jàppale nu sunu président Macky Sall lii tam da ca war a dugal loxo xam ne ay jeunes a nekk ci lam ji ay xale yu ndaw di jaay seen doole lam ji daal moom nu ci jë ba du sooxe daal waaw jërëjëf Kandaw xam naa bala ñëw sa combat rek xam nga rëg-rëg dafa jóge ci ndam lu rëy mu doon trophée boo xam ne Bougane lañ doon sargal ba ñu fa jógee nag rëg-rëg dem na seeti Bougane su ma juumal ànd ak promoteur bi ñu tuddee ko sargal Bougane ndax moom lañ ak Gris 2 waroon na remise bi xam nga Bougane ñëw toon dafa yónnee mais nag boo yónnee kilifa ña ngay yónnee daraja yi ka leen yónni lañ am kon bu di yónnee DG mu ànd ak une forte délégation waa Sen TV yëpp D-Média ëmb Massamba muy DG yóbbu ko stade ba mel na ni Bougane a fa teew waaye lig ci xëram daf ne doyul damay dem ci Bougane nag saafonteeg moom fële ca këram kon ñu seetaan sargal bi dellu siwaat
réew mi milieu sportif mbokku làmb ñi ngi am mbégte tey ñi ngi ñëw fii nga xamante ne ni moo di bureau kilifa gi nga xam ne moo jiite D-Média di Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany ngeen xam digganteem ak Luc Nicolaï muy diggante ñaari frère yu bokk réew mi bokk jom nangoo liggéey am fulla am fayda ci lépp lu ñuy def te xam ngeen ni ci combat bi dox wala bi doxoon diggante rëg-rëg ak Gris 2 am na raaya boo xamante ne ni Luc Nicolaï am yéene ba jébbal ko ki nga xamante ni moo di njiitu D-Média di Bougane Gueye Dany mu di ceinture bi nag jàmbaar lañ koy jox champion lañ koy jox ku def dara lañ koy jox ku def fulla te wax nañ leen ko budul benn ñaar làmb mbiru buur la ndaxte buur dañ koy tëggal gajal de yëkkatiloo ko sengoor te fii ñu toll nii bu nu jëkkee jëlee raaya bu mel nii bu ngeen ko xoolee bu baax ñi def lu rëy ñooy am lu rëy lii moo tax balaa ñu dugg ci waxtaan bi Bougane xam ngeen ni yónnee woon na kilifa yi nga xamante ni ñoo topp ci moom ku ci mel ni Massamba Mbaye ak délégation bu mag bu jógee ci D-Média ñu ñëw fa nga xamante ni moo di arène ba jël si li nga xamante ni moo di raaye bi waaye tey jii nag Luc Nicolaï dafa bëgg a ñëw teew Bougane teew mu yëkkati raaye bi jox ko ci teewaayu rëg-rëg ak manager Pala Diop Gris 2 ak manager Mbaye Diagne balaa ñoo dugg ci waxtaan bi ñu bàyyi Luc Nicolaï mu yëkkati raaye bi jébbal ko Bougane Gueye Dany njiitu D-Média ñu doog a dugg ci waxtaan ñu leen di ñaanal di leen xam ni lii ngeen def jom la Abdourahmane Ndiaye lii la daan def Souley Ndoye lii la daan def boo duggee caaroy googu yaakaar naa ni am fa tegtal dina fa bari ñoo xamante ni yàgg na noo wane seen bopp ci njàmbaar ci wàllu bëre muy Gris 2 it boo xoolee fi mu nekk di écurie Fass yaakaar naa ni bu làmb tollee fii mu toll nii buñ doon génne pourcentage yu Fass li ciy des dootul bari kon ñoom ñaar dañ leen di dellu di leen ndokkale wana ngeen fulla wana ngeen fayda wana ngeen jom wana ngeen ngor li ngeen digaale woon ak promoteur bi mat na sëkk ndaxte ku ci nekk ci yéen def na li mu war a def yàlla nag mooy dogal jël moom yàllaa ko yore ku ko neex la koy jox yàlla jël na ndam li jox na ko rëg-rëg ci kaw Gris 2 waaye taxul nga ñàkk jom taxul nga ñàkk fulla taxul nga doon nit koo xam ne yaafus nga yàgg ngaa wane njàmbaar bëri nga lu toll ci juróom-ñetti combat kenn musulaa daan kon tey jii boo daanoo jël la ñëw te loolu mënul ñàkk kenn du ne ci làmb ji di bëre te doo daanu ku bañ a daanu bu yeboo nga mën a ñëw ci làmb ji kuy bëre ku daan tey bu subaa di nga daanu ku daanu suba bu ginnaaw subaa di nga daan loolu la làmb yi kenn dong moo dul daan mooy sunu borom kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen doon wax di leen xamal nag fi ñu leen ko joxe nag ci kanamu ko am jom la di doomi réew mi du ko am fulla di doomi réew mi nangoo liggéey ñu xam ci dara nekkoon ak moom yàgg ak moom ba mu tàmbalee ñu gisanteeg moom la ñu xam ni kii borom jom la bëggul ñàkk fayda musu koo wone nekk na nu musta wone ñàkk fayda musta wone ñàkk fulla musta wone ñàkk njàmbaar dinaa ko témoigner nekk nañu ci rajo bi mu nekk ci Amérique kenn du ko fay waaye chaque jour mu yëkkati téléphone am mu woote wax loo xamante ni mooy information di ko joxe te bu ko neexoon mu bañ koo joxe ni leen man dama fee ñëw di liggéey dama fee ñëw di jàng te duma leen ko defal waaye da doon dem ba foofa bu amee information yëkkati ko wax nu ko ba pare ci téléphone am la koy defee ci xaalisam la koy defee te laaju ci dërëm loolu yëpp ngor la fulla la jom la loolu nag yàlla mooy fay loo defal doomi aadama bu ko séntu ci moom kii fay kenn la mooy sunu borom bés day ñëw mu fay la ko tey jii foofa mu nekkoon ci rajo jàmbur la te tey jii mi ngi ak rajoom mi ngi ak téléem mi ngi ak journalam sama xaala xii na yàlla na doon sa njiglaay joma la ko may
xam naa ci dara fulaa la ko may te xam nga ne xam naa ci dara kon lépp loo dugg yàlla na la ko yàlla taxawu jàppale la ci kii nga xam ne moo la ko tuddee it mu di Luc Nicolas bi mu duggee ci làmb ji rek def na 20 ans am na ñeneen ñu mu xamanteel am na leneen lu mu ci def tëgg na làmb joo fi mu sa dégg tëgg na ko tëgg roi des arènes yu bari bu nu duggee ci làmb moom la ñu bari bu nu amee lenn ci làmb moom mii la Luc Nicolas am na ci fulla am na ci fayda bëgg na dimbali xale yi def na ci jomam def ci ngorom def ci lépp sacrifié wu sa famille ngir làmb kon tey jii bu ñëwee gis la yow mii gis sa fulla ak sa caractère mu jël affaire bi jox la yaakaar naa ne lu am lu jar a wax la lu jar a wax la moom tamit ñu ngi koy ñaanal 20 ans yi ni nga ko mébéte yàlla na nga ko feetee 40 ans ci biir làmb ci te jàppalaan di gërëm ñi teew ñëpp. damay am mbégte mu rëy mbégte mu wér ñëw fii tey fekk ci sama xarit sama frère sama doomu ndey li ñu fi indi nag yaakaar naa ne âge Bécaye wax na ko fekk si koo xamante ne suñu xarit la suñu doomu ndey la wane jom wane fulla wane fayda ci réew mi wane Pastef doon nag nit ku baax kooku am njëriñ ci réew mi moo tax ñu jël tey lii di ceinture bi ndax man yaakaar naa ne 20 at comme ni ko Bécaye waxee def naa ko ci làmb mosuloo ma déggee ma naan damay tuddee nit drapeau wala yooyu dugguma ci waaye damay xool ku amal njëriñ réew mi amal njëriñ jeunesse bi amal njëriñ ci li nga xamante ne loolu lay yëngatu ma xool ko xam ne kooku aussi toute considération à part dañ ko war a sargal tatagal ko ngir jomam gën a yokku ngir ay dooleem gën a yokku te bu dooleem yokkoo ñamuy liggéey ndal seen doole yokku di wax ne tey Maodo mii toog dama koy gërëm di ko sant di ko ñaanal jàmm yàgg naa signé contrat waaye xale bu am jom la bu yaru la wax dëgg yàlla contrat ba mu waxante woon moom def na ko ba def la ko raw kii la daan war na laa daan ndax ay moromam dong nga doon daan yaa ngi dégg dama bëgg nga dem waxtaan ak say fans waxtaan ak say mbokk waxtaan ak sa waa écurie nga dem defaru jiwaat déwén nga ñëw ngembu jël sa place ci làmb ji rek mii toog nag moom dama koy encourager di ko féliciter di wax ne dee leen respecter contrat comme ni ngeen ko defee début ba léegi yéen a ngi commencé di nekk star bu leen changer parce que yàlla sax bëggul loolu yàlla dafa bëgg ku humble ndax yàlla loo yor moo la ko may bu ko neexee suba mu jëlaat ko kon boog dama leen di ñaan ngeen humble sa rakk ji sa frère bi toog wax dëgg yàlla def ngeen lu rafet ëllëg ak si biir mun ngeen dawalaat ba yàlla boolewaat leen ci biir arène bi kon boog nay rafet xam ne di sport rek la en tout cas daal man Serigne Fallou kontaan naa ci yéen kontaan naa ci seen staff kontaan naa ci seeni mbokk yàlla mi yor jàmm yàlla nañu ko may ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. Mor Fadam dal na Mor Fadam bëgg lépp loo xamante ne ay qualité nit ku baax la mi ngi woon ci Mor Fadam kon fii ñu toog it ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana ci barke yonent bi li mu wax lépp di ay qualité yu nekk ci Bougane Gueye Dany ba tax mu ñëw tey jii di ko takkal raay bi loolu sedd na suñu xol dégg nañu kaddu yi Luc Nicolas ñu déglu kaddu yi nga xam ne moo bàyyee ko ci Bougane Gueye Dany et ñu doog a yeggale. leen di nuyu di commencer ci Luc mi ngi tànn suma jëmm ju doye di ji ci 20 ans yi nga xam ne def na ko ci arène bi mu am njukkal di sargal goo xam ne def na ko ci suma jëmm ji kon yaakaar naa ne moom awma fayam maa ngi koy wax ak Bécaye ma ne ko collaboré nañu ak ñu bari yàlla dafa def sax xëy na moom bi muy ñëw fekk na ne ma génne sama loxo ci doxalin bi ci lu bari waaye gis naa ci moom nit ku dëggu gis naa ci moom nit koo xam ne mu ngi seet toujours nu mu def ba yëf yi gën a jëm ca kanam
et je crois que liggéey bi mu def ci at bu mujj bi ne serait-ce que ak trouvaille pay-per-view nga xam ne làmb mu ngi doon perte vitesse am waaye tey ak xalaat bu am njariñ boobu di pay-per-view ak liggéey bu am solo bi ci Ibrahima def yaakaar naa ne l'espoir est permis te liggéey bi nga xam ne def ngeen ko ci récemment it démontré na ne am na perspective yu am solo yu nekk ci kanam suñu kanam ñun ñëpp ci wàllu làmb kon champion dama bëgg nga nekk champion daanu bum la tax a découragé xam nga Fass je crois que dafa bokk ci écurie yi am lu rare li ñuy wax un champion parce que champion du kuy daan rek champion mooy ki ñuy daan mu dellu wutiwaat doole dellu siwaat def jaloore et yaakaar naa ne ku wax làmb bu ñu nee champion sa xel dem ci Tapha Guèye encouragé nga xam ne moom mooy rëg-rëg parce que gis nañu ascension bi gis nañu professionnalisme bi ngay wuti fi nga jóge ci suuf ñaaj ba jëm ci kaw yàlla na la yàlla boole ci roi des arènes yi des médias yéen a ko moom yéen ñi nga xam ne yéen a koy utiliser yéen a ko moom mais ñi nga xam ne ñooñu lay jox information yi ñoom ñoo ko moom kon la ma la waxoon tey jii laa la koy gën a wax kër gi sa kër la bunt yi say bunta heure boo ko soxlaa ubbil ñëwal gis ña nga ca war a gis et la ngeen ca war a def incha allahu rabbi ngeen def ko te li ngay yóotu bëgg ko ci lamb ji yal na ko suñu borom mottali sottal ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo lay jàppale ci liggéey bi kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di nuyu ñaari exemple yi nga xamante ne ñoom lañ toogal nga xamante ne exemple lañu ci jeunesse sénégalais bi yëpp muy grand Bougane père Luc Nicolaï di la nuyu père Bekaay di nuyu père Bala di nuyu papa yi rek mi ak grand Mbaye Diagne bi mu toogal di nuyu ñëpp di wax rek ne leen ñu ngi naan alhamdulilahi rabbil alamin ñun moom waxu muñ mën nañu wax ne suñu jëmm dañ ko confier suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xamante ne rek def na ko ci dañ koy sant waaye lii nag sport la da ngay am ay nit yu topp sa ginnaaw te mu nekk loo xamante ne tamit dafa bees si ñun waaw dafa bees si ñun moo tax metti woon na trop mais nag sant nañu yàlla bu baax a baax a baax a baax képp ku ma jàppale ci combat bi maa ngi lay ñaanal maa ngi lay jéggalu tamit ak suñuy supporters yëpp jërëjëf. ginnaaw bu ñu santee yàlla julli senante bi maa ngi ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam di ñaanal sama papa ak sama tante fu ñu tëdd yàlla na leen yàlla xaaree àjjana firdawsi waaw comme li mu wax rek manuma Gris 2 yàlla suñu borom moo ànd ak man kon loolu dañ koy sante yàlla champion la na defaruwaat di ko ñaanal bu amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndam waaw li may wax sama biir xol laa koy tubbee oo naa ko mais jotuma ko après oo naa grand frère am gis naa li mu ma conseillé waaw am nga grand frère bu baax a baax waaw dégg naa bu baax lu ma wax di nuyu tamit suñu papa wax Luc Nicolaï ak Bougane ndax gis na li ñuy def si làmb di nuyu presse bi di sant yàlla bu baax a baax a baax si ndam yi ma jot jërëjëf. waa jërëjëf ñoo ko gisandoo di ko rafetlu ndaje ba am na solo dama ciy tànn ñett rek muy ñetti leader Bekaay Mbaye leader la ci li muy yëngu Bougane leader la ci li muy yëngu Luc Nicolaï leader la ci li muy yëngu di gërëm nag ñeneen ñi ne àndatoon na ñëpp rawatina Mbaye Diagne ak Pala Diop di leen gërëm di leen sant ndax nag noonu rek la war a demee ndax Luc du hasard mu ne Bougane dama ko gis muy ndaw gëm boppam kon dama koy sargal ndax man duma sargal nit te càmbaruma la xool la yow yaay kat waaye li ko Bougane tontu it am na solo ne na ko kër gi sa kër am na ñu bëri ñu ma liggéeyal yow yaa mujj ñëw mais gis naa ci yow loo xamante ne doy na ma saa woo bëggee ñëwal loo bëgg ña yor secteur booba danañ la accompagner loo bëgg ñu defee ko noonu temps bi nag xoj nañu
dañuy seetaan rek grand combat njaaxum bi buñ dellusee dañuy tàggoo ndax man nee na du ma bëgg a dugg ci waxtu jàmbur kon ñu seetaan grand combat bi rek dellusiwaat buñ dellusee dañuy tàggoo kon ñu. arbitre sifflé na Dab Daan sànni na yooru na daw jël ko daw ak moom dóor ci suuf këf na ko dóor ci suuf da ko fiir ndeysaan boobu Dab Daan la ak kii ak caatu yaraax mais bi Aliou Diop de la ak njaaxum xam naa danañ ko làmbatuwaat buñ ko jotu rek dañuy dañ ba beneen yoon dellu siwaat bu ko defee li may wax noo gisee rëg-rëg ak Gris 2 gis nga defet ni mu méttee rawatina premier defet guddi gi day gudd lool. waaw dafa boo gisee Gris 2 ni mu waxee nga xam ne borom jom la. mais nag loo si mën a dégg daal ñoom ñaar ay champion lan làmb yaakaar na leen. Gris 2 dañ koy encouragé. rëg-rëg dañ koy nu mu tuddati. dañ koy encouragé moom itam. di félicité ndax li leen waroon yëpp def nañ ko. dëgg la ci journée bi. mais nag sama combat bi passé dafa metti woon lool. waaw non danaa ñëw xam nga da nga bëgg a gërëm. waaw kay jeex na tàkk dafa metti woon lool. waaw tuddal rek mu gaaw bu ko defee ñu dellu si joxe antenne bi. ku si mel ni Omar Sey bu Ngor jàppoon na si. dan bu Colobane jàpp na si bu baax Mara Kane Mamadou Sy DG bi nekk Colobane Guy Mouride moom itam jàpp na si bu baax. Mor Diouf itam jàpp na si bu baax ak ñaari Moussa yi nekk Tëngéej ñoom ñaar itam jàpp nañ si bu baax Njoogu bi nekk Demba Diop ak Njoogu bi nekk Colobane. te yaakaar moo ma soxlal sax tey Njoogu Colobane comprendre sama mama aji bëgguma moom itam du ma ko fàtte saa su ne comprendre Boris bu Ngor itam moom jàpp na si bu baax waa États-Unis yëpp nag ñoom Mohamed Seck ñoom Cheikhouna Seck ñoom Babacar gars yi ñoom Aliou Ly ñoo ñëpp jàpp nañ si bu baax samay waay lan xam nga ñi fa nekk ñëpp daal waa États-Unis bu ma limee damay jub même Boussa itam sama waay la xam nga chaque jour danaa jàllale ma xam nga mooy loolu mais sama doomu ndey la quoi même Waly Seck itam xam nga maa ngi koy sant di ko gërëm ndax sama dëkkandoo la xam nga ñëpp daal maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm. jaayam ba jërëjëf Ndiakhoum dañuy jéggalu ci sa combat ba beneen altine bii di ñëw ñu lay invité waat bu ko defee ñu càmbaraat combat bi tegaat lépp dellu si waatal ci combat bi gërëm ñi ngay gërëm ba altine ñu dellu si waat digtal ko ñëpp. waaw Père Max waaw sama combat boo gisee comme li Baal wax rek combat dafa metti dëgg la day am ñoo xam ne dañu ciy sonn. ku ci mel ni sama waa dëkk waa réew Maawo. danay sonn ci sama combat. waa Rëbës gëm a jógee. ku ci mel ni Ngumba. ak Galas Fall Omar Sène Modou Fall Basirou ay Sali Dioufine ñëpp Pape Diouf day sonn ci sama combat. Papis Ñaa président xandaalu itam dafa sonn ci combat bi jënal na ma ay billets yu bari maa ngi koy sant di sant waa Touba gépp rawatina waa Ndaamaatu ñooñu moom day mel ni maa seen mbër. naa leen sant ñoom ñëpp sant Bawol gépp réew Maawa Reefan Touba Toul ñëpp biir réew Maawa ba Njaan ba Mbol Tooñ fépp seew bàyyiwuma fenn Përgin ba Kombe ñoom ñëpp ma leen di sant di leen gërëm parce que danoo sant ci sama combat. dëgg la ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn Galas Fall moom massage spécial. dëgg la maa ngi koy sant di gërëm waa Pakku Bawal yi. Pakko Kajoor yi. Rëbës gépp daal maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn Sali Diouf sama jigéen di gërëm madame Dramé kooku sama xarit la bu ma nee madame Dramé waa Rëbës xam nañu kan la madame Dramé waaw maa ngi koy sant bu baax xanaa moo yor repas yi wadu guy gi mook Sali Diouf waaw ak Abigay waaw ak Fat Bintou ak Fat Bintou rek damay daal di tëj mais ngeen xam ne dimanche nag semaine bi àjjuma samedi dimanche ñëga Mbour drapeau chef de l'état luñ fa jëlee dinañ leen ko dégtal waaw kaddu gu mujj na gaaw Zallo moo jàppoon ci moo doon coach ci combat Ibou Diop Issa Faye Zal Thiaw waa groupe Boy Bawol famille bi ñi ko jiite ñëpp njaan fi ma juddoo itam maa ngi leen santaat bu baax comme ni ko Ndiakhoum waxee réew Maawo Kër Samba Kane Mbaba Garage xamal fépp Touba Mbacké waaw jërëjëf sama sëriñ sëñ Abdou Mbacké itam jërëjëf xam nga waaw lamb du jeex lamb du jeex de mais bu dee waxtu moom léeg-léeg waxtu wi jeex mais Ndiakhoum ñi ngi jégalu danañ ci dellu si waat insha allah wàllu technique moo mel noonu mais dinañ ci dellu si waat def ci spécial waaw jërëjëf ñi ngi dar képp émission bi man na comme d'habitude rek xam nga baax yaay moom fi mu daan génn rek la génne ci Pam Ndiaye baax yaay couture numéro bi 77 la 532 24 51 mais grand combat ñàkk ko seetaan dara wóor kon seetaan ko wóor na jërëjëf ba beneen altine jërëjëf